bu ñu jógee si laaj boobu dañuy dem si mais xaalis boobu su la ko nit d'accord ne dama la ko war a lebal wala dama la koy may souvent wala dañoo war a bokkoo mën naa am bu dee may bi moom nit ki mën na la may dootul toppatooti loo si def mais bu fekkee ne daf la koy lebal wala da ngeen koy bokkoo à la kuli al foog mu xam si lan nga koy dugal si liñ koy dugal noonu nag dafay bëri te wuute mën na bëri te wuute il faut que ngeen d'accord si il faut que ñu saytu ko moom la ñuy wax la plupart projet bi te fi si biir projet boobu du projet yëpp ñoo bokk nu ñuy financer parce que mën ngeen bokk même projet du ngeen bokk même financement parce que financement bu nekk si wàllu lu demee ni ay tracteur ak yii si wàllu mbay mën naa am équipement bi moo si ëpp doole su dee si jëm si wàllu kër moom it investissement bi loo xam dañ koy def mu nekk si ay ati at lay nekk bu fekkee lu demee ni ay fonds de roulement maanaam dama gis boutique buy jaay wala dama gis place buy jaay ma bëgg ko jënd foofu tamit day laaj xaalis bu teew kooku amul demal ma ñëw la plupart wala bu ñu la dee jox délai bu gàtt lañ lay jox mais mën naa am nga bâtiment yi am nga yëpp mais amoo équipement bi da nga war a liggéey moo xam da ngay def télécentre moo xam da ngay def leneen da ngay def entreprise bu gën a mag mais da ngay laaj ay équipement da ngay soxla équipement mën na am aussi transport ngay def da ngay soxla jënd li la gën a manqué mooy nga d'abord nga am oto parce que peut-être am nga permis mais oto bi moo la manqué mais oto aussi bu ñu ko waxee dañuy wax essence ku la jox oto te joxu la essence foog nga débrouiller dem wuti pour financer essence bi dañuy wax tamit am na ñoo xam ne dañu bëgg a def immobilier jënd ay suuf di jaayaat wala ñu jënd suuf pour def leneen kooku financement boobu aussi mënul bokk ak financement bële mën na am aussi mu nekk loo xam ne lii si wàllu élevage la wala si wàllu ay matière première wala moo xam si leneen yooyu façon soo ko bëggee def li nga bëgg a def aussi mooy wane façon financement bi nga soxla ak ni nga ko soxlawee loolu tamit mooy tax ñu mën a laaj nan nga war a mën a def ba financer si sa projet boobu parce que kon foog nga xam sa projet boobu te sa projet boobu boo ko xamee ba pare moo xam ala kulli si agriculture la maanaam mbay mi la wala da ngaa bëgg dem si immobilier bi wala da nga bëgg dem si transport bi wala da nga bëgg si dem si commerce bi lu si mën a nekk ki ngay bokkal wala ki nga xam ne kii daf lay lebal foog mu xam fan nga toll est-ce que yow da ngay soog a commencer parce que am na koo xam ne kii suñ ko jëlee si mis dafa commencer bay 1 hectare mu dox si année bu njëkk mu gis ne mën na ko yaatal mais mu laaj jumtuwaay mu bugg tracteur mu bugg leneen kooku bokkul ak ki nga xam ne kii dafay wax ne dafa bëgg a dugg si mbay duggagul si mbay mais day waaj a dugg si mbay kooku nag du bokk ki nga xam ne kii dafa la war a lebal wala dafa la war a financer li muy xool du bokk du leen bokk nu mu leen di gisee loolu tamit benn la ñaareel bi mooy yow li nga koy wax dina la laaj tamit fan nga si toll est-ce que da ngaa yor nekk si xalaat bi rek te gis nañ ne vraiment sénégalais yu bëri si xalaat bi la ñu toll man daal am naa projet boo leen laajee sa projet boobu lan moo koy mandargal amul lenn lu ko mandargal amul lenn lu ñu commencé wala li ñu commencé méngoowul ak li ñuy bëgg a def est-ce que def nañu maanaam ay gëstu nañu fan la ñuy jaayee wala fan la ñuy jëlee li ñuy def maanaam bi ngay li tubaab di wax lan mooy seen modèle économique xamuñu ko xamuñu tamit seen marché parce que marché bi jàpp nañ ne rek ñoom boo jëndee wala nga def production rek l'essentiel na nga produire boo bayee ba pare ala kulli am nañu koy jënd parce que marché yaa ngi fi marché telang fi marché telang fi mais taxul ñu gëstu seen marché ba xam lan la marché boobu di soxla loolu tamit day nekkaat ñaar mais ala kulli li ñu mën a tënk foofu mooy soo dee dem si wàllu financement ki la war a jox xaalis bu fekkee ne mayu la ko rek bàyyi la dina xool fan nga toll te tollin boobu souvent si ñetti tollin la dina xool ndax yow da ngay soog a tàmbali maanaam dara taxawagul mais ak mbir mi xalaat la nekk yaa ngi waaj da nga si bëgg a dugg et la plupart xale yu bëri yi soog a génn école wala yi soog a jàng métier du si bëri foofu lañ toll moom la ñuy wax création maanaam commencé guñu dara mais dañoo bëgg a tàmbali mais am na koo xam ne kii tàmbali na ba pare dafa bëgg yokk mbiram kooku la ñuy wax croissance moo xam aussi tàmbali na yàgg na si
mais dafa bëgg mbir mi gën a yokk peut-être que na mu ko doon defee dafa bëgg léegi maanaam comme peut-être daana jaay mais léegi dafa bëgg a def par exemple mu nekk exportation dafa bëgg def mu nekk di ko def mu gën a mucc ayib daanaam léegi daal toog na bu baax mais dafa bëgg léegi gën a yaatal toogaayam kooku tamit ñooñu ñëpp bokkuñu nañ leen di financer bokkuñu li leen war a financer bokkuñu aussi ni ñu war a demander maanaam ni ñu war a wute financement soo leen xoolee loolu souvent bala ngaa jóge ci création ba jëm ci développement lu mu bon ñetti at wala juróom-ñaari at dina jàll kon donc ki lay financer tamit day xool yow fan nga ci toll ak nan ngay pour mu mën a xam léegi nu mu lay financer léegi nga mën a xam kan mooy def loolu parce que ñii dinañu financer ci début bi ñii duñu financer ci de croissance ñii duñu financer développement ñii duñu financer kuy soog a commencer ñii ku commencer ba pare la ñuy financer kon donc nit ki war naa xam kii su yoree projet fan la ci toll ak kan mooy financer li nga xam ne fii foofu la toll su dee ci wàllu financement suñu jëlee Sénégal dama jël ci boor bii muy sama ci man sama càmmoñ maanaam ma def fi lépp loo xam ne ni presque daanaka ci nguur la gën a bànqaaso moo xam ci nguuru Sénégal wala nguuru yeneen yu koy jàppale maanaam moo tax état dafay bëgg nit ñi di am financement dafay bëgg nit ñi di defar ay seeni entreprise moo tax dafa teg ay kuréel su dee ci wàllu Sénégal kuréel yi ñu fi teg yu bees yi nga xam ni bi moom moo jëm ci wàllu entreprise maanaam ku bëgg wala koo bëgg xam ne da nga bëgg financement loolu rek ñooñu mooy seen liggéey benn bi mooy waa FONGIP ñoom ñooy bu dee da ngaa bëgg di ngay def moo xam da ngay tàmbale moo xam ci développement nga nekk mais projet bi baax na ñoom xool nañ ko baax na du ñoom ñoo koy financer mais surtout sooy tàmbali xam ne amagoo benn garantie pour dalal xelu ki la war a financer ñoom dañuy teg benn garantie pour que boo fekkee ne ki la jox xaalis bi yow mënoo fay parce que mbir mi doxul ñoom ñu mën la garantie loolu tamit teg nañ fi li ñuy wax BNDE parce que FONGIP ak FONSIS ak BNDE daanaka mooy li nga xam ne lii kuréel yu bees yi ñu teg pour wàllu financement FONSIS bi mooy daf lay wax moom bu dee mbir mi baax na FONGIP dafay garantie mais FONSIS moom dafay wax ne dañuy bokkoo damay dugal sama loxo maanaam soo leen xoolee def nañ ko ci wàllu ay entreprise solaire def nañ ko Mbour ci wàllu santé donc lépp lu ñu xam ne lii baax na ci askan wi tey sénégalais yi ñoo si nekk wala beneen ci ñoo si nekk léegi dañuy jël xaalisu réew mi dugal ko ci ñu bokk su ko defee état bi moom it dafay nekk actionnaire da lay jox nga tàmbale daf lay jox nga def sa liggéey mais moom it daf ci am parce que tamit day nekk lu mbokk BND aussi mooy banque tamit bi nga xam ne bi état bi moom la def normalement dafa waroon dem li ñuy wax banque de développement mais comme ñoom ñëpp banque yëpp ñoo bokk li leen tënk finalement loolu daf ko tënk mais moom moo li mu gën a yittewoo souvent mooy nan la def moo mën a jàppale maanaam filière agricole yi maanaam moom day def comme banque léegi nag ñetti kuréel yooyu ñoom lañ fi teg mais bi ñu gisee loolu gis nañ ne sénégalais yi si bëri nekkuñu si wàllu financement wu entreprise ñu ngi si ay petit financement maanaam financement yu ndaw parce que souvent naan li na këtt li na jot na koy faj moo tax état bi teg li ñu naan délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour que ñi nga xam ne ñu nag ay dañoo waroon a peut-être ñooñu subvention la ñuy gën a bëgg ñu jox leen ko si loo xam ne lii daanaka subvention la parce que moo gën a néew li banques yi di joxe ak li microfinance di joxe pour que ñoom ñu mën a tàmbali ñooñu souvent ñi ko yeyoo moom mooy ñi souvent bëgg a commencer te surtout xale yi jëm si ak jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg a commencer dañu néew doole mënuñoo dem si banques yi mënuñoo dem si leneen ñoom ñu mën fa dem mais nag si seen côté am na ay tamit kuréel yoo xam ni dafa bànqaasoo si yeneen kuréelu état mu jëm si par exemple USAID si wàllu États-Unis soo leen xoolee ñoom seen logo même liñ si mooy ndimbal li jóge si askanu Amérique maanaam askanu Amérique ñooy oomal ñëw pour jàppale ñi nga xam ne ñooy askanu Sénégal donc dañuy xool ñi ko yeyoo ñu jéem leen ko jox loolu tamit mooy AFD mooy yeneen kuréel si Italie ak yeneen ak yeneen ñoom ñooy ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy jàppale maanaam ñi nga xam mais ñooñu ñi ñu jëkk ñi mu vraiment soxal mooy ñi nga xam ne ñi dañoo bëgg maintenant boo ñëwee sama ndijoor yaa ngi siy gis waa privé yi
maanaam ñii dañ fi toog ay kuréel la yoo xam dama si jël rek benn bu si nekk ma xaw si jël benn cos mais bari nañu boo jëlee li ñu naan banque commerciale yi lu demee ne CBAO lu demee ne SGBS lu demee ne BICIS ak yeneen ñooñu ay banque lañ maanaam dañuy yor xaalis jàmbur ñi nga xam ne ñii dénk nañ leen xaalis te soxlawuñ ko léegi ñu le temps boobu ñoom di ko ñëw di ko jël siwaat ñu mën a ko dugalaat si économie am ñeneen ñu ko soxla ñu jox leen ko lebal leen ko donc ay lebal la ñuy def defuñu ay subvention boo xoolee aussi banque islamique moom it daf ko tënk si wàllu finance islamique daanaka lu si bëri bokkoo la wala bu nekkul bokkoo it dafay nekk loo xam ne lii warul jël intérêt dafay jënd jaayaat la nga fay ko si ab diir PAMECAS mooy microfinance am na PAMECAS am na CMS am na ñeneen ak ñeneen ñooñu tamit si ñi waaye néew ji doole ji nag presque si ñi démarré la ñoo xam ne ñii li ñuy wax besoin fonds de roulement maanaam dañoo bëgg a jël seen xaalis boobu dañ koy dugal fenn mu génn si saase daanaka moo tax soo xoolee par weer la ñuy fay nekkul loo xam ne da nga siy jël di jël ay tracteur ak jënd leneen parce que boo ko defee souvent di nga am problème pour fay moo tax si diggante boobu groupe bu mel ni Cofina ñoom dañoo nekk si diggante bi maanaam su dee diggante microfinance ak banque commerciale yi maanaam jël ñi nga xam ne ñoo digg doomu waaye nag tamit soo xoolee si suuf am na ñi nga xam ne ñi ñaar façon banque yi nga xam ne mooy BDK ak banque régionale des marchés ñoom daanaka ñoom la ñuy wax ñee ay banque commerciale lañu mais ñii ay banque d'investissement la mais ñàkkul tamit banque commerciale yi léeg-léeg ñu am ay banqaas yoo xam ne dañuy dem si wàllu investissement maanaam dañuy jël ñoom ñu ngi si le long terme dañuy jël ay truc pour mën a participer pour mën a gérer yi nga xam ne nii moom mooy ay patrimoine maanaam dañuy jël ñu yor xaalis ñu gérer ko ñu dugal ko si ay projet yoo xam ne yi léeg-léeg projet yu mucc ayib la yu yaatu la loolu yëpp nag seen wet mu am li ñuy wax capital investissement te ADEL bii ñu bokk li ñu sos bokk si ñu ko sos moom jublu si capital investissement maanaam daanaka moom du rek xaalis la maanaam bokkoo la mais bokkoo bi dafay ànd ak jàppale la si wàllu maanaam nan ngay defee sa investissement boobu banque bi moom daanaka bu la joxee lebal la danaan la rek tàngam war nga ma fay nga daanu da nga ko war a fay mu baax da nga ko war a fay moom it nekk fa di la gérer si sa yëf yow yaa ko war a gérer sa bopp mais bu fekkee capital investissement la à la fois moom li gën a am solo mooy yow nga réussir maanaam nan la mën a la def jàppale la si sa création d'entreprise ba maanaam nga sos sa entreprise nan nga mën a def pour mu jàppale si sa wàllu investissement nan nga mën a def pour mu jàppale si sa wàllu installation nan ngay def pour mu jàppale la si sa wàllu gestion plus maintenant yokk xaalis yokk bokkoo boobu donc dend boobu ngeen di dend day nekk dendu maanaam nawle dendu xamante et loolu mooy indi li ñu naan capital investissement et soo xoolee ñun si loolu la ADEL muy société de capital investissement di liggéey di yëngatu et que actuellement si suñu portefeuille am na ay projets yoo xam ne déjà ñoom dugg nañu muy benn projet boulangerie pâtisserie bu Dakar si booru Pikine si banlieue Pikine lañ ko bëgg a def dañ koy def incha allah ak ferme intégrée piscicole boo xam ne bi à la fois pisciculture lay nekk culture fourragère maraîchage ak ngeexoox maanaam am na aussi usine de transformation bu bisaab ak bu buy ak benn portefeuille micro projet yoo xam ne projet yu ndaw la yu bëri yoo xam ne yi dafa nekk si ay jigéen ak ay xale ñoo ko taxawal nekk si 9 communes yi nga xam ne jot nañu commencé liggéey ak ñoom amoon na tamit liggéeyoon nañu dugal nañ ko mais am na liggéey bi lu si des muy usine de transformation ñebbe bu Louga parce que waroon na moo war a njëkk a commencé mais am na lu si xaw a manqué moo tax ñu taxawandi si mbir moom donc boo xoolee capital investissement mooy kaay am nga projet ñëwal ñu ànd liggéey ko si benn at ñaari at ñetti at ba juróomi at bu ko jaree aussi ñu dem ba si juróom-ñaari at su ko defee bu projet bi taxawee ñun société bi dafay génn yow nga continuer si sa projet donc ba keroog ngay taxaw parce que li ñu nemmeeku mooy la plupart entreprises yi seen période bi gën a difficile mooy si ñetti at yu njëkk yi daanaka foofu la jafe-jafe yu bëri nekk bu fekkee nag traversé nga ko nekk na loo xam ni mën nañu gis ne li tubaab di wax résilience mën na am yu bëri doo ko mën a dina la mën a di nga si mën a donc li ñu mën a conclure Ndeye Astou maanaam foofu pour taxaw gum foofu
jublu si wàllu peut-être comme ni ma ko sante mooy li ñu mën a jàpp mooy benn il faut que suñu waxee financement ñu bàyyi rek naan na financement dañu war a ràññetle lan la ñu bëgg nit ki lan nga bëgg ñu financer la war na leer si sa bopp pour que mu leer sa bopp yow est-ce que waajal nga sa bopp est-ce que aussi maîtriser nga sa business bi ngay def parce que bu ñu waxee business affaire xaalis su dul dañ laa may da ngaa war a xam lu mooy rentabilité bi maanaam xaalis bu si dugg nan lay génne waate war na aussi mën na am dina génn mais mën na am jafe-jafe li tubaab di wax solvabilité maanaam mën nga dem ba tagatémbe xaalis manqué waat la parce que mën nañ la financer si njëlbeen ba nga dem ba si biir benn at wala juróomi at ñetti weer ñeenti weer nga amaat problème mu financement parce que beneen xeetu financement dafay daal di dikk parce que buñ la defaree benn maanaam kuréel nga commencé si jaay nit ñi mu par exemple mu nekk restaurant nga am ay nit ñuy ñëw da ngay soxla développer yeneen da ngay soxla ay machine da ngay soxlawaat yeneen équipement da ngay soxlawaat tamit li ñuy wax fonds de roulement donc war ngaa xam sa projet boobu fan la toll te loolu mooy nga xam lan mooy wàllu investissement bi ak yan mooy fonds de roulement bi am na ñu bëri si dañ naan la dañoo bëgg financement mais boo leen waxee ñaata la ñu soxla duñ la mën a wax ñaata moo baax si mbir mi te financement bu ëppee dafay yàq mën na yàq bu tuutee mën na bu matul mën na yàq donc dafa war a nekk loo xam ne lii moom li nga xam moom la ñu soxla foog ñu xam aussi suñuy dem si nit ki pour wax ko dama soxla financement ñu saytu ba xam ban xeetu financement la ak kooku est-ce que banque publique la est-ce que si wàllu subvention la nekk est-ce que si wàllu endettement la nekk maanaam day lebale est-ce que aussi si wàllu capital investissement wala loo xam ne li ñuy wax bokkoo actionnariat la ñu bëgg mu nekk su ko defee dinañ mën a xam ki nga xam ne kii moom la ñuy waxal waxtaan bi gën a mën a neex li may jeexale moom mooy tamit loolu yëpp bu paree nag dafay laaj ñu négocier li ñuy wax condition de financement yi maanaam yooyu tey duggaguñ si mais dafay laaj tamit si ban diir la nan lay demee kan mooy def lan bu mbir mi antuwul nu muy demee nan lañ koy kan moo si bokk nan lañ koy saytoo weer bu nekk at bu nekk ñetti weer yu nekk nan lañ koy defee nan lañ koy rembourser yooyu yëpp dafay nekk li ñuy wax condition de financement donc wàllu financement daal ndeyasu li ñu gis mooy xaalis manqué wul projet tamit wala idée de projet manqué wul ñi bëgg financement manqué wul mais problème bi mooy nan la ñu mën a waxtaane nan la ñu mën a di waxtaane ba ku si nekk ñuy wax maanaam ku nekk wax lu moroomam mën a dégg parce que bu fekkee ne ki yor projet bi dafay wax lu ki nga xam ne kii moom la yor financement bi déggul li muy wax tamit mbir mi du mën a antu bu fekkee aussi ki yor financement bi day wax loo xam ne lii ki yor projet bi déggu ko aussi mbir mi du mën a antu kon donc loolu daal si gàttal la ñu bëggoon a introduire si wàllu financement pour wane ne financement yi bëri na façon nit ki dafa war a xam li mu soxla xam fan la koy jaar kan la siy waxal ak nan la koy tërale